salaamaaleykum mbokki internet Medina TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal te ñu ñëw seet si ki nga xam ne ni kenn du ko naataange ci dëkk bi ñu waxtaan ak moom ci actualité li nga xam ne moo xew ci dëkk bi papa maa ngi lay nuyu. waa kay ñu ngi leen di fay. papa tey dañoo ñëw ñu waxtaan ci actualité li xew ci dëkk bi. lan nga ci gis-gis nga xam ne mooy volet bi nga xam ne xew na ci dëkk bi. waaw volet bi day am naa yaakaar ni père de famille yeeg mère de famille am nañ sasu rëy rëy ndax xale yi bëgg nañ lu baax amul benn xale buy dugg volontairement ci lu bon ñaare ku leen ëpp bopp ëpp leen xel moo leen di nax gëmloo leen lu amul ba ñu dëgg ci ndëgg sërëx daal di dugg ci musiba dama lay jox exemple gis nga léegi boo duggee ci réseaux sociaux yi narcotrafiquants yi ubbi nañ ay site internet di ci propagande seeni produit ndax xam nga way jur mën nga ci biir kër gi nga téye sa doom fermement ubbi dënnam jëmbat ci jom iman ak tawxiid waaye bu xale bi xësee ba génn ci mbedd mi wala ba dugg ci réseaux sociaux yi la mu fay dajal xamoo ko foofu la narcotrafiquants yi di jaar dama lay jox seen premier exemple nax xale yi dañu commencé di gëmloo xale yi ne chanvre indien te ñu di ko wax fii Sénégal yamba wala cannabis bi jóge Mali mooy lopito bi jóge Nigéria wala brown bi jóge Ghana bu dee dafa jógee des pays du Maghreb Tunisie Algérie Maroc ñi di ko wax hashish wala marijuana alors dañu gëmloo xale yi ne catégorie drogue boobu nga xam ne ay gàncax la yuy sax nee nañ drogue douce la tudd de l'autre côté ñu daal di lister drogue yi nga xam ne dañ ko togg ci laboratoire pour yokk tooke bi bokk na ci cocaïne mu ngi jógee ci feuille de coca yi ñuy wittee ci toolu trafiquants yi nekk Amérique du Sud bokk na ci opium nga xam ne ñu ngi koy jëlee ci capsule de pavot bokk na ci morphine nga xam ne ñu ngi ko jukkee ci opium bokk na ci tamit héroïne gën cee cher gramme bi rek 80 000 francs la ñu ngi ko toggee ci morphine yooyu nga xam ne ci laboratoire yi ñu ko toggee ñu tuddee ko drogue dure xam nga xale bi bu dee xelam mënu la ràññee bu amul sens critique bu doy mën na ne ah drogue douce dafa am dure am teema tànn douce daal di dugg ci ndëgg sërëx gi fekk ndax nañ xale yu bari na leen naxe ndax drogue la moo tax du ma tàyyi di wax ci émission rajo yeeg télé yi ci wàllu yee xale yi amoon nañ suñu benn médecin sénégalo-libanais yàlla na ko yàlla rem docteur Omaïs doon na wax Latif ne ko xale yi gis naa conférence bu jot ñu lay laaj waa Jamra lan mooy différence drogue douce ak drogue dure mu ne bu ñu la ko laajatee daal jox leen exemple bi terre à terre Latif ne ko ban exemple mu ne différence drogue douce ak drogue dure daal dafa mel ni ñaari jëmm yu taxaw au rez-de-chaussée d'un immeuble war a def benn course contre la montre pour yéeg 10e étage ñu ne hop chrono kii ne lay jël ascenseur kii ne lay jël escalier li wóor ba wér mooy dinañ egg 10e différence bi mooy duñu egg en même temps mu ne ñu nag différence drogue douce ak drogue dure benn la drogue c'est drogue ñoo bokk fa ñu jëm dañuy jàpp cortex cérébral normélal ko anesthésier ko ba lépp lu ñu jàngal ci àdduna ci yiw ci lu baax cortex cérébral bi fa lañ koy denc drogue bi loolu lay jàpp normel ko bu ko defee nag li ñuy wutale ak mala yi lu néew lay doon alors kon nag volet bi dafa ñëw yokk karaw ci xar mi parce que daf ci boole di jox xale yi li tubaab di wax l'impression de déborder d'énergie da ngay defee ne étage bi sax mën nga ko roon yëkkati ko daf leen di jox impression que mën nga dominer coono mën nga dominer nelaw mën nga dominer xiif moo tax koo ci xool surtout xale yi nga xam ne dañ ciy xuus yàgg ci mu nga sew ruuj comme bantu bale du ñu lekk di nga gis ku nekk ci néegam pendant 3 jours taal musique xërëng du ñu nelaw alors moo tax nag dégâts yi muy def actuellement boo demee hôpital Fann mu nga fees del ay xale yu ndaw 18 ans 20 ans 22 ans nga dem centre psychiatrique bu Thiaroye noonu moo tax nag ñun Jamra def nañ ci ay
tournée de sensibilisation ak ay débat yu bari ci média yi ma profité ci Medivac di leen remercier ci li ngeen jottali askanu Médina et au-delà alerte bi ndax Medivac maa ngi naan Medivac volet mu ngi rajaxe dëkk bi te xale yi bonuñu waaye dañ leen ciy dugal dañ leen di nax xam nga du mu mel dafa mel ni tàngal ah waaw essayé non seulement essayé waaye dañ leen piégé ci melokaan bi parce que boo xoolee melokaan bi moom laay seet ni sax pour wan leen ko bu fekkee waa ji mën na ko jël image boo xoolee melokaan bi dafa mel ni tàngal noonu mu mel ni tàngal nag day tax xale yi duñ ko aayal ndekete c'est bourré d'amphétamine amphétamine nag amoon na fi jamono loolu voilà nii la mel. xaaral ma génneel la beneen bu gën a kii. voilà mi ngi ñuy génneel affaire bi di ñu ko wan di gën a sensibiliser xale yi ci affaire volet. gis nga caméraman lii mooy volet dafa mel ni tàngal day nax xale yi ci buntu école yi lañ koy jaay xale yi buñ ko naanee takkar naase alors mandarga bi nag ñu waxaat ko way jur yi jaarale ko ci dégg nga Medina TV waaw mooy boo leen seetloo seen doom tegle ay fan du nelaw na ngeen ñaaw njor boo leen seetloo boo ko ooy añ mu ne suur naa du nangoo lekk lu dul mos benn sagaru mburu wala leneen na seen njort ñaaw boo leen seetloo ci kër gi lu am xorom mu ree lu amul xorom mu ree na seen njort ñaaw ndax yooyu yëpp volet daf koy def alors léegi nag ku sa doom tàmbali nekk ci yooyu te nga yéex ko yëg ma bëggoon leen xamal ni jarul affolé ndax yàlla dogal na état bi jël na ay matuwaay benn bi mën ngeen jokkoo ak Jamra ku ci amul numéro de Jamra boo woowee Medina TV ñu jox la ko ñu mën la orienter vers le centre de sauvegarde bu Jacques Chirac ñu xool xale bi xool degré d'intoxication bi bu fekkee intoxication bi dafa woyof ci kaw waxtaan rek mën nañ fexe ba delloo si xelam bu fekkee na daf ci sori xaabaabal ci ba di ressentir loolu addictologue yi di wax la narcodépendance maanaam boo ko jëlul rek dof doo xam looy doo ànd ak sa sago naqari deret alors xale bi bu eggee ci niveau boobu su boobaa waa centre Jacques Chirac dinañ ko orienter vers le CPA parce que xam nga bu njëkk ba borom njaboot yi dañu amoon problème ku ci sa doom jànkonteeg drogue da nga daan jaaxle ndax clinique privée yi fi daan def désintoxication ay 400000 lañ lay laaj 500000 te xam nga loolu du njaboot yëpp a ko attan. waaye léegi nag ci loolu laay waxtaanee bëgg a yëgal njaboot gi ne structure bi fi Ablaye Wade créé woon Macky Sall la ñëw eggali ko ñu di ko wax CPA le centre de prise en charge intégré des addictions benn ticket de prise en charge de 5000 francs ngay jënd ñoom docteur Idrissa Diallo ñu ngi fay def liggéey bu am solo soowee nañ xale yu bari su boobaa nag ñu jël la en traitement analyser sa organe yi xool fu tooke bi toll am na benn produit de substitution bu ñuy wax méthadone bu fekkee état de manque bi xale bi mënu ko supporter méthadone daf leen di jox impression que ñu ngi drogué wu waaye nag du bàyyi tooke ci yaram bi noonu daal la ñuy def ba traitement bi jeex ba docteur yi rocci tooke bi yëpp xale bi retrouver état normal am ci la ñu profité nag ñaaxaat état bi nañu bàyyi xale yi ñuy yóbbu si kaso bi rëbës ci affaire drogue loolu du ko régler parce que xale yi ay victimes lañu ay malade lañu te en tant que tel malade place am du rëbës place am CPA la le centre de prise en charge intégré des addictions foofu dañ leen di fajee rocci tooke bi na ci deret ji ba ñu retrouver seen équilibre ñu jëlaat seen place ci société bi te rëbës ñu réserver ko ñu Moustapha Cissé Lo di wax sa naataangoo bu DTV Modou Mbacké Niang moo ko interview woon nee na
drogue bii ñuy coow ay kilifa ñoo ko fiy dugal man Moustapha Cissé Lo xam naa leen ñooy si am ay milliards di ko recycler dans le bâtiment jàpp nañ VDN yëpp tabax ko nee na ma procureur woo waaye malheureusement ba léegi procureur woowu ko voilà kon nag message ba ngo numéro ban si bu voilà bu ñoom kii centre de prise en charge bu kii nu mu tuddati centre de sauvegarde Jacques Chirac boo leen demee da ngeen di laajte Cheikh Diop alors xaaral ma jox leen adresse bi ku ci am sa doom joo xam ne daal nattu volet dal na ko mu sori ci xaabaabal ci ba jommal ay waajuram centre de sauvegarde Jacques Chirac mu nga nekk Pikine route des Niayes tali Diallo Picc dafa sës rek ak police Thiaroye numéro bi nag mooy numéro directeur bi Cheikh Diop ne leen ko Jamra moo ñu boole ak yéen 77 536 08 84 ñoom ñu laa biir lañu dinañu recevoir xale bi déglu ko wax ak moom lu ci ëpp bu fekkee xale bi soriwul lool ci drogue bi ñoom ci waxtaan ak séance de psychologie de groupe dinañ fexe ba xale bi génn ci waaye bu fekkee nag dafa sori ci ay deretam ba dugg ci yaram bi su boobaa ñoom xam nañ lu ñuy def pour orienter la le centre de prise en charge intégré des addictions bu hôpital Fann voilà noonu daal mooy taxawaayu Jamra dañu def nag partenariat ak waa Medivac voilà pour que lépp loo xam ne sensibilisation la ci toxicomanie maanaam drogue sensibilisation sur la délinquance juvénile bi ma organisateur yi woowe ma ne ñun sawar nañ ci li tax ñu sawar ci xale yi bonuñu bëgguñu lu bon waaye dañuy dajeek ñu leen ëpp bopp gën leen a saay-saay di leen ci dugal alors moo tax nag partenariat bi li ko tax a jóg ci gàttal et c'est là où je vais en terminer mooy dañu bëgg a armer xale yi moralement waxuma armer gànnaay de waaye di leen alerter di leen informer ba ñu am information yëpp ba fu waay bu saay-saay jógee ak i pexem rek du leen mën a këf du leen mën a yóbbu voilà yéen nag vraiment Medina TV gis naa ne ba Medivac ubbee ba léegi saa wu ma fi ñëwee fekk leen fi wax dëgg yàlla kenn amul seen pay te yéen tamit yàgg ngeen nekk partenaire u Jamra parce que chaque fois bu amee sujet d'actualité bu lëmbee réew mi lu muy gàtt soit dinañ jokkoo wala boog ngeen ñëw fa kon ñun Jamra mënuñu dul ñaanal leen yàlla barkeel seen liggéey ba télévision bi nekk une télévision communale bu am doole comme télévision communale yi nekk en France ndax yéen a ngi éduqué yéen a ngi alerté kon nag yàlla na seen kàddu yéeg ba ca kaw ba état bi dégg leen jeunesse Médina defarlu ndax ñii ñooy avenir u ëllëg waa kay merci. tey ñuy waxtaan tuuti ci mbirum dese Imam Ndao gis nañu ba mu demee ba tey gisuñu benn yoon fu Macky Sall kiiwee ko jaalee ko waaye ren bi mujjee gaañu ren d'Angleterre gaañu na fi mu bind ci Twitter di ko kii condoléance sam loolu lan nga ciy sànni. waaw Macky Sall day xam nga recevoir woon na ma le lundi 9 juin ci affaire scandale trafic de migrants bi am Dubaï mu touché ko lool ba mu ne ma comme que yéen a alerté dama leen di ñaan ngeen defar ma liste bi avec leur identification précise et leur localisation defar naa ko nom prénom numéro de téléphone adresse à Dubaï adresse à Dakar léegi mettre na ma en rapport ak ministère des affaires étrangères particulièrement Moïse Sarr ñu ngi ciy liggéey 34 rapatrié nañ leen mu des 19 voilà léegi nag su may yóbbu liste 19 yi danaa ko wax sa yóbbante dinaa ko naa Medina TV nee nañ dégguñu nga jaale. non yow sa gis-gis la. waaw man mënuma lu dul wax ko la nga xam ne moo gën pour mu def ko sama gis-gis mooy dafa war a jaale bu ma ko gisee dinaa ko ne président day xam naa sa bopp bi charge yi bari na de waaye lu muy bon rek nga def benn
kii bu ndaw rek waaw daal di ko wax waaw mu ngoog. ren d'Angleterre gis nañ ko bu bind Twitter jaale ko. waaw Imam Ndao nekk ci dëkk bi. waaw mais xam nga fii ay Twitter rek yu demee noonu du suñuy affaire fii moom da ngay jël téléphone woote wala leneen est-ce que def na ko est-ce que jokkoo nag ay mbokku Imam Ndao loolu man dama ciy maanu waaye Angleterre yooyu c'est normal nga jaar comme Macron dafa bind par Twitter Biden dafa jaale par Twitter kon président Macky Sall tam jaale ren ak njabootam par Twitter. dañ koy suivre Twitter. waaye waaw gis nañ réseaux sociaux bi dafa saturé. waaw ci photo Imam Ndao ak ci message yu Imam Ndao ñëpp di dugalaat ay seedem ay. waaw man day li ma koy conseillé lu gën Twitter na fab téléphone am woo frère Ablaye Ndao boobu gën Twitter. ne ko man la président Macky Sall. président de tous les Sénégalais. maa ngi bokk ak yéen naqar wi maa ngi leen koy jaal di ko jaal umma islamique bi di ko jaal Sénégal mu daal di jeex xëy na dana ko def. Cheikh Omar Diagne. ak Karim Xrum Xax. waa ñooñ day sumay xarit la ñu wax dëgg yàlla samay camarades de combat ñoo àndandoo sos coalition bu mag boobu parce que ni parti yi amee coalition ay wàllu yeewi ñun tamit les organisations islamiques dañu jëfee loolu ko ci barma di wax maanaam lu kenn mën ñaara ko daax tubaab ne l'union fait la force alors ñu daal di créer ànd sàmm jikko yi kon nag bu amee ñaar ci ñun natt boobu dal leen mënuñu dul bokk ak ñoom naqar bi te xëy na directoire bi dana woote réunion ci lu dul yàgg pour ñu seet ban taxawaay lañ ci war a am incha allah. mais gis nañ Nabou Dash ak ki nga xam ne mooy Rangou nekk ci Twitter bi di jokkalante yéen wax yoo nga defee bokk du yàq jeunesse bi nga xam dañuy suivre réseaux sociaux. waaw xam nga kooku bi coowam ak borom këram jolle ba ñu ne sax plainte jib na ci xam nga dañ ci sans compter nag dafa am prolongation au niveau des réseaux sociaux def ay live di daggi saaga gauche droite ñëpp a ngi fàttaliku ne yoon dafa dem teg ko loxo waaye bañ ko tegee loxo ba yóbbu ko garde à vue procureur moo joxe ndigal ne génn leen ko yóbbu ko hôpital psychiatrique de Fann pour ñu seet bopp bi voilà seet nañ ko résultat ya xam naa mu ngi ci loxo diggante enquêteurs yeeg procureur te comme que amaguma accès ci résultat wu examen médicaux yi je préfère maanu ba xam lan moo nekk ci biir. mais ñoom ñaar seen débat seen discussion bi nga defe ne du yàq jeunesse bi nga xam ne ñuy topp réseaux sociaux yi. waaw daf leen di yàq moo taxoon xam nga ñun amoon nañ fi problème ak Rangou ci yooyu. ba muy nekk di jokkalante ak yow ay kàddu. waaw Rangou yu jóg rek attaqué ma te man dama ko doon yedd rek ne ko soxna Rangou na nga sàmm sa dignité de femme ndax dañu nekk dans un pays de liberté d'expression waaye nii ngay génnee ci réseaux sociaux yi à moitié nu wala sol benn sagaru soutien xalaatal sa ëllëg parce que man dama def plus de 24 ans ci métier informaticien te su ma la waxee nii yii ngeen di def muy jàll YouTube Instagram jàll benn yoon ngeen defee ne jeex na déedéet ñoom seen capacité de stockage de données dafay am une durée de vie de 25 à 30 ans moo tax nag ma ne woon Rangou il faut penser à tes enfants ëllëg ak ci biir nga nekk yaay nekk maam benn saay jël benn extrait vidéo wan ko sa sët wala sa doom ne ko sa yaay ji amul lu mu wax xoolal li mu daan def ma ne il faut penser à ça loolu rek laa ko doon yedde waaye rek mu déchaîné wu sama benn xarit ñëw ne ma réseaux sociaux yaa ngay toj ma ne lu xew Rangou day tontu na la ma ne man lan laa ko def dama ko doon yedd comme ni ma yeddee sama jarbaat sama doom sama rak waaw lu mu fa wax mu ne ma demal nga déglu ma dem déglu mu naan Pa Jamra bii di jaay ay affaire morale moom du jóg sama kër fii lay ñëw ma di ko suppu kànjal di ko defal ay njaru soow di ko présenter samay copains góor jigéen c'est-à-dire wax ju rëy joo xam ne pour ma détruire pour ma salir pour ma faire taire affaire bi rëy te man xaw ma ko mosuma ko gis à part ni ko ñëpp di gisee ci réseau yi ñun ñu def li yoon wax rek parce que yoon dafa ne dans un état de droit nul n'a le droit de se faire justice soi-même mooy kenn amul droit fajal sa bopp ma daal di dem seeti le commissaire Bara Sankaré le patron de la sûreté urbaine ma déposé plainte pour diffusion de fausses nouvelles ak diffamation le lendemain ñoom Mati 3 Pommes xam nga ko yedd ko
xaw ma lu mu waxanteeg moom waaye daal mu daal di xam li koy xaar sa ngoon sa sama waay ji ma avertiroon ne ma Rango mu ngi wax ci yow woowaat ma Maxtaar ma ne ka mu ne ndaw si defaraatal na vidéo de ma ne ko man lan laa ko def man xaw ma ko mu ne non mais bii c'est différent fan la ne mu ne ma demal Sénégal ma dem Sénégal gis ka nag bi yoon mu changé nag sol benn mëlfa naar bu ñuul kooku ak benn abbaye bu ñuul mel ni ibaadu yu intégriste yooyu waaye ba tey nag weewu jasit yi moom dara changé wu ci daal di ne waaw man day Pa Jamra bii man wóor na yàlla ne waxuma ak moom dama doon wax nii rek waaye bu fekkee waa Jamra affaire bi metti na leen maa ngi leen koy jéggalu te dégg naa sax temps yi yéen a ngi jàppale veuve yi nga xam ne seen i borom kër dañuy daanu ci toolu xare guerru golfe bi loolu lu baax la boo leen bëggee sax bu ma feexee ma ñëw jàpp ci liggéey bi en tout cas maa ngi koy jéggalu daal di génn complètement ci lu ma waxoon mais dès le lendemain ay oustaz ay muqaddam ay bàjjenu gox j'ai été submergé de coups de fil ñee maanaam waaw mais yow da ngeen di jaay affaire diine yéen waa Jamra ndaw si reconnaître na ne moo tooñ jéggalu na xanaa yàlla sax ku ko jéggalu mu jéggal la ma ne wax nañ dëgg ma daal di dem commissariat central seeti Baara Sankare ma ne ana commissaire bi ñu ne ma mu ngi bureau ma dem dugg ne ko waaw mu ne ma sa plainte bi waaw ngoon lañ ko bëgg a diligenter vers le procureur ma ne ko déedéet téye ko mu ne ma lu tax ma ne baal naa ko waaw bon ma ne ko waaw baal naa ko parce que intervention yu bari na nee nañ comme que jéggalu na dafa ne woon maay ñëw di fa lekk suppu kànja ak ay njaru sow te xaw ma fu mu dëkk moom sax xaw ma ko jéggalu na bon jéggal naa ko. alors ginnaaw gi nag mu daal di ma woo à sa sortie de prison parce que def na 6 mois et demi de prison dafa defoon benn émission à sa naataango yi nekk DTV mu annoncé fa ne yaayam moo ko wax ni yow kii ngay joteel sa mbokk la mu ne ko bon mu ne ko d'accord dinaa ko woo après Rango woo ma ne ma sama yaay nee na ci côté lébu gi côté jaween yi yow nijaay nga ci moom waaw kon nag moom yaayam bu dee jarbaat la ci man kon moom Rango lan la ci man sët voilà mu daal di baalu ak yooyu ma ne ko non baalu bi man pour man la page est tournée fàtte naa ko alors kon nag ma encouragé ko bi ñuy jokkoo téléphone ma ne ko li ma la doon wax yëpp gis nga ko léegi c'est pour sa njariñ sa dignité ndax ëllëg da ngay am ñëpp ko bëgg am yi jaboot am yi sët am yi sëtaat alors léegi nag dégg naa yaa ngi yëngatu ci wàllu commerce maa ngi la ciy ñaanal di la ci encouragé yàlla defal la ci ndam ma ne ko nag bu ko defee nag nga xam ne dootoo xale yaa ngi jëm mag voilà nga jéem a rangé wu alors ça s'est très bien passé ba elle m'a promis une visite ma ne ko waaw c'est pas urgent ça woo feexee rek alors kooku nag bu ñëwee di jotee koo xam ne docteur yi nee nañ defal nañ ko examen psychiatrique résultat yaa nga ca loxo procureur xamuñu résultat yi la ca ne waaw kon nañ ko muñal xool ba xam voilà lu ko dal la wala nangam voilà looloo tax di ñaan nag yàlla def jàmm ci réew mi te ñi nga xam ne xale yi dañ leen may bët nañu bàyyi xel ne xale yaa ngi leen di roy moo tax ma wax ko sànq sama intervention ak xale yi ma ne leen Medivac bi li tax mu am solo dafay dajale xale yi ci benn bërëb d'abord feexal seen xol ndax dañuy jógee ci njàng école ba école tëj na ñaareel ba occasion pour mag ñi waxtaan ak ñoom armer leen moralement pour que yi nga may nettali ni yu mel noonu xale yi bañ affaire yooyu bañ leen a yóbbaale waaw ñu xam ne yooyu baaxul c'est de la débauche wax ji ñaaw c'est de la perversion xaste tudd awra nit c'est de la débauche alors ba xale yi bañal ko seen bopp nga xam ne bu fi waay jur yi nekkee ak ñooy ñàkk fee ne ñoom seen bopp ñoom ñooy bañal seen bopp loolu kon nag yal na yàlla dàqal réew mi seytaane yal na yàlla wàccee barke ak yiw bu bari ci Médina yal na yàlla ñoddi fanu suñu ay kilifa diine yal na yàlla def jàmm ci réew mi te laqal ñu Sénégal fu yàq yeggul wa asalaamaaleykum wa rahmatullah. voilà looloo nekkoon suñu interview ak ki nga xam ne mooy kilifa gu nekk ci dëkk bi di xeex ci dëkk bi lu bëri ñu doon waxtaan ak moom ci actualité beneen dig daje ba beneen incha allah.